si pour Karim Wade sunu mission bu njëkk bi ñu ko njëkk a defal mooy bañ ko jàppee ñun dañoo sol sunuy dàll dem fépp foo xamante ne war nañ fa mën a wax ne leen Karim Wade liñ ko jàppee nii dañ koo jàpp d'une manière arbitraire tegg tuuma yi ñu ko tegal indi ay firnde yu wér te wóor wax ko askan bi dem nañ fa. xam nga bu dee si wàllu rajo yi wala ci wàllu askan bi ci population bi di ko dox loolu def nañ ko dem nañ sunu mission bu njëkk loolu la woon dem def ko. beneen mission bi ñu amaat mooy fexe dem ci quartier woo quartier yi nekk ci département Pikine bi nga xamante ne ci la ñu nekk jëm fa ubbi ay cellules pour Karim Wade pour ëllëg si biir bés bu ñëwee mu am élément de base boo xamante ne dinañ ci mën a sukkandiku ba mën a créer sunuy kii nu mu tuddati waaye luñ ko mën a jàppale ba mu dem élection. loolu ñu ngi si di regrouper nit ñi ak kii mission bu ñu amaat mooy fexe jaay ay carte de membre pour le compte de Karim Wade fiche yi ñu jox pour ñu remplir ko pour yóbbul ko Karim Wade mu xam ay militants am remplir nañ ko ba pare kenn ku nekk sa tur ak sa sant def ci say carte électeur ak yëpp commencé nañoo ventiler suñuy carte de membre pour kii ko. mission bu ñu amaat encore mooy incha allah bu Karim Wade ñëwee tamit dinañ dem si population wër ko wax leen programme Karim Wade li mu namm Sénégal lan ak lan la. sunu mission encore dinañ ko accompagner waat bu fekkee yàlla def na ko mu nekk président ñu ànd ak moom ci liggéey bu muy liggéey dem si population yëpp wax leen programme Karim Wade lan ak lan la bëgg a liggéey ci Sénégal. sunu mission yi moom bëri na waaw ba ñu demee di leen seeti wax dëgg yàlla am nañu sympathie si ñun ndax bu ñu demee rek ne ñun dañoo ñëw pour ngeen woteel sunu liste muy coalition Wattu Sénégal bi Ablaye Wade jiite. benn gis nañu gars yi am nañu benn sentiment d'affection à l'égard du président nu mu tuddati waay Ablaye Wade xam nga ñu bëri ñu ngi naan dañoo juumoon moo taxoon ñu wotee luñ ko 2012 ba ñu dind ko ñu koy rëccu ñu si bëri ne ñu ngi koy rëccu ba posters yu ñu yoroon di ko yóbbu dañ daan yor plus de 300 posters mais nit ñi dañ ko doon arraché comme du petit pain may ma ko ma taf ko sama néeg may ma ko ma taf ko sama kër. beneen bi mooy ci biir dem bi bu ñu daan dem nii boo solee t-shirtu Karim Wade ay nit dañ naan la may ma t-shirt bi wala grand doo ma dimbali wax ma fan nga dëkk ma ñëw fa nga wutal ma si t-shirt bi ndax damaa bëgg Karim Wade si sama xol su ma sañoon bu ñëwee man dinaa bokk si ñu koy fal si ñu nekk président. wax dëgg yàlla loolu moom ay sentiment de kii d'affection yu nu gën a marqué la si sunu kii. voilà fi mu toll nii parce que bañ ci duggee ba léegi Karim Wade gis sunu mobilisation yu ñu doon def ñun mouvement karimiste yëpp taxawaay bi ñu ko doon taxaw surtout bañ jàppee Khalifa Sall ñu dem fa nuñ fa taxawoo ak yi Ablaye Wade ba mu ñëwee aéroport ni fa mouvement karimiste yi taxawoo moom dafa xëy joxe mot d'ordre sunu njiit ne waxal su mouvement karimiste yëpp nañ dem nekk ci ginnaaw coalition kii Manko Wattu Sénégal prospectus yaa ngi fii ma affiché fii si buntu kii bi nii mu jox ñu mot d'ordre moo tax ñun ñu jóg sol suñu dàll dem ci mais ñu ngi ciy dem ni wax dëgg yàlla am nañ ci sentiment nu mu tëdd de satisfaction dans la mesure où ñi ñu jot a côtoyer yëpp ñoom am nañu mbégte si liste bi ñu leen di présenté pour ñu woteel ñu mais difficulté bu ñu ci am mooy retrait carte électeur yi ñu si bëri jotuñu seen carte électeur te ñoom bëgg nañoo wote loolu daal mooy benn problème. waaw ñun am nañu yaakaar ne élection yi bu ko Macky Sall sàccul dañ koy gagné parce que tey Macky Sall ko ñaari coalition yu mag yi génn rek muy Manko Taxawu Sénégal ak Manko Siggi Sénégal boobu ñooñu am na ñoo xamante ne ñoo ko porté woon au pouvoir ba muy falu ñooñu génn nañ ci moom te ñooñu ñoo doon doole coalition boobu noonu ñooñu génn nañu xam nga majorité bi si ñun la ne moom fu mu toll nii sàcc élection yi la bëgg d'une manière ou d'une autre moo tax muy jéem a woteloo nit ñi ay récépissé ay bulletin de naissance ak ay carte joni joni ak ay yooyu noonu fexe nu mu truquer élection yi dem créer ay bureau fictif ci àll bi duy ko ba mu fees ñëw na kii mais bu dul loolu ñun am nañu sentiment bu baax a baax ne élection yi incha allahu rabbi dañ koy gagné dinañ am majorité à l'assemblée te loolu
mooy defar Sénégal mooy démocratie loolu moo gën ci askanu Sénégal bi bu boobaa Macky Sall lépp lu mu bëgg a def ci dëkk bi loo xamante ne teguwul si yoon dinañ ne ko non non lii du lii jaarul si yoon defee ko nii ak nii ak nii du def kon boobaa du def lu ko neex ndax nii pétrole team bii ñuy wax nii pétrole team bi kan moo ko signé Aly Ngouille Ndiaye moo ko signé ñu jël xaalis bi jox leen ko kii nu mu tudd ArcelorMittal bi Aly Ngouille Ndiaye moo ko signé ak waa kii nu mu tuddati waay waa ArcelorMittal te alors que c'est l'agent judiciaire de l'État moom moo waroon signé nu mu tuddati waay des accords bi am entre le Sénégal ak société bi parce que ArcelorMittal Abdoulaye Wade da leen porte plainte yóbbu leen tribunalu France ndax ñoom dañoo dem ba ci biir ñu ne mënatuñu respecter contrat bi léegi nag Abdoulaye Wade porte leen plainte ñu war leen fay ay dédommagement loolu ay milliards la woon 500 et quelques milliards Macky Sall amul politique xamul fu ñu jëlee xaalis mu dem ñee woo ko ne ko léegi mën nañ def traitement à l'amiable pour ñu mën ko jox xaalis de dédommagé comme mu kii xaw ma nu mu tëddati waay 175 milliards xaw ma ci li ma dégg loolu la trouvé comme terrain kii ak waaw loolu waaw xam nga moom carte d'identité yi mu defar nii Abdoulaye Wade defar na si ñaar ci 25 milliards la ko defaree ku nekk am nga carte nationale am nu mu tuddati waay carte électeur numérisé yi ci 25 milliards moom Macky Sall mu defar benn carte électeur ci 53 milliards la ko defaree te carte électeur yi buy laal ndox di yàqu ba pare moom gouverner c'est prévoir xamoon na ne dañu dem élection mënoon na changer carte yi bu yàgg kon heure bi du ñu nekk si situation bi waaw loolu la ñu def nii waaw ça a été prémédité xam nga li ma la wax loolu la ñu def nii moo tax mu dugg ñu si guuta bi pour jéem a truquer élection yi pour kii ko parce que xam na ne moom mënul am majorité moom mënu ko am waaw kooku moom ki yor kartam bañ ne du wote ji dama bëgg mu xam ne vote devoir citoyen bu nekk la ndax si ngay mën a exprimer woo li la neex ak li la naqari xam nga qui ne dit rien qu'on soit boo demul wote ji nga gis lu la naqari ci dëkk bi ànd nga ci nu mu mel ndax demoo wote ji amaanaa sa benn carte boobu boo ko demoon wote ñu wote ji mën na la fajal sa soxla demal nga wote ji lu si des nga bàyyi ko ci loxo yàlla parce que munoo nekk ci dëkk ba pare nga inscrire ba pare nga yor sa carte nga ne doo dem wote ji loolu moom citoyen du ko def ma leen di ñaax ñooñu nañ dem ñu dem wote ji exprimer wu seen kii waaw seen voix loolu laa leen di ñaan waaw opposant yi man de ci li ma jàpp suñ fa demee duñ fa nekk di tàccu ak nelaw wax dëgg yàlla buñ fa demee nañ fa nekkal askan bi lépp lu ñu xam ne luy jëmale askan bi kanam la ñu proposer ko gouvernement bi mu saafaraal ko askan bi bu fekkente ne am na ay projet de loi yoo xamante ne mun nañ ko teg ci table bi ñu voté ko pour askanu Sénégal luy njëriñu Sénégal loolu lañ fa war a nekkee mais waruñu fa nekkee di tàccu ak a nelaw lu ñu indi ñu adopté ko man yaakaar naa ne opposition bii ñu nar a am nii ñu dem foofu ñooñu loolu yóbbuwu leen fa parce que le cas du pouvoir segam ñooñu Macky Sall mooy tànn ay député am ñu ñëw assemblée fu mu leen xool loolu la ñuy xool lu mu leen wax loolu la ñuy def moo tax loolu la ñuy kii mais avec l'opposition là man yaakaaruma ne wax dëgg yàlla bu ñu fa demee dina am changement man gëm naa ne dina am changement waaw man ci sama xalaat man dama jàpp ne boo demee ba askan bi fal la askan bee la fal ngay nekk député gox ba nga jógee xam nga seeni problème même yeneen gox yi à travers la presse yaa ngi dégg seeni problème war nga mën a ñëw assemblée nga défendre ko et non seulement nga ñëw fa pour privilège yi ñu lay jox maanaam oto yeeg luxe yeeg kii yeeg yooyu man loolu ànduma si man en tant que nu mu tuddati waay simple citoyen loolu ànduma si ndax boo fa demee askan ba war a nga fa nekkal ndax askan bi ñoo am seeni métit ak seeni problème wóolu la yow ba ne la demal ñu foofu nga toogal ñu foofu nga ñaxtul ñu ko kon yow boo demee ba assemblée ba boo gisee problème askan bi da nga ko war a wax foo gis ne fii war na am canalisation ministre ba ko yor war nga mën a teg loolu ci table bi ñu wax ko ministre bi mu dem saafara foofu foo gis ne fii
am na nu mu tuddati waaye amul électricité war nga mën a dem assemblée nga wax ko foofu ñooñu ñu dem defal leen courant ñu am ko ainsi de suite ainsi de suite man loolu laa gëm man sérieusement parler man de ma part personnelle man loolu laa gëm. waaw man de sama xalaat ci loolu wax dëgg yàlla rafetlu ma ko ndax bu ñuy wax politique tam politique dafa war a noble nit mën na nekk ci pouvoir bi exprimer xalaatam yow tamit nga nekk ci opposition bi exprimer sa xalaat d'une manière légale xam nga li ma la maintenant c'est la population de juger ñooy xool kenn ku nekk liñ leen tegal nga xool bu la ci doy nga jël ko parce que xeex yi dafay yàq suñu image xam nga te démocratie bi toll na foo xamante ne waratul di redressé wu ndax Ablaye Wade yóbbu na ko niveau boo xamante ne man wax dëgg yàlla yaakaaroon naa ne lii war nañ ko dépasser sérieusement parler man lii nii man rafetluwuma ko parce que ki ngay gàncey xamoo ndegam sa mbokk la wala ëllëg mën ngeen tase mu doon lenn si yow wala sa benn xame nga sëggoo ko nga rus kon yow violence bi moom c'est à bannir man loolu sérieusement parler rafetlu ma kenn ku nekk am na droit exprimer wu ay kiiwum ay xalaatam parce que en pays de démocratie la ñu nekk chacun est libre de s'exprimer librement waaw nit nag mënul ne day wax waxam nga ne doo ko fi waxee mu jur ay xeex te loolu bu yàggee du jur jàmm ci réew mi te réewum jàmm la loolu daal laa si ñaan quoi waaw. léegi pour baax Sénégal ba fan la ñu. waaw kii bi nag jafe woon na ma trop ba ma koy def yemul Sénégal kese yemul kii Dakar kese Pikine bii la yemoon c'est que sama quartier comme fii laa dëkk nii fii moo nekk siège bi xam nga mais dañoo amoon ay cellules yi am nañu ginnaaw raay sud am nañu Malika am nañu Pikine Pikine ouest am Mbaaw ak Kër Massar foofu yëpp am nañ fa ay kii am naa tamit si région yi kenn ku nekk Sédhiou ak kenn ku nekk kii Diourbel ñu fa nekk foofu ñooñu seen si sunu mouvement bi la ñu dépendre mais dama leen wax ñoom nañu créer ay cellules foofu xam nga li ma la wax su ko defee après waaw am na ñu si créé am na ñu si créé wul parce que la preuve en est que léeg-léeg su ma amee su mobilisation amee su ma leen woowee pour ñoom ñu mën a ñëw ñu jox leen ay car dañu am jafe-jafe pour dajal ay nit day wane ne ñoom liggéeyuñu foofu ñu nekk waaw man fii moom liggéey naa fii missionnaire moom ñëpp a ko xam fii nii waaw ba Dakar fépp siw na defar naa sama banderole saa yu moo kii ay car lañ may jox par benn car lañ ma daan jox léegi par ñaari car lañ may jox te day fees del ma jox ko samay militant ak seeni t-shirt ñu dem waaw wax dëgg yàlla loolu moom siw na léegi moom au niveau du quartier Darou Khoudoss waaw. financement metti na trop man ki may liggéeyal muy Karim Wade moom laay liggéey te yàlla tax d'une manière décente lépp lu may def nag sama xaalis laa ko doon defee commencement ba kii meeting yi mooy ba nii meeting yi may def ak presse yi ma daan woow ak lépp sama xaalis laa ko doon defee xam nga li ma la sentiment de satisfaction bi ma si am mooy reconnaissance su Karim Wade bi mu am ba di ma ci féliciter di ma ci encourager moom nitam bi fi nekk muy Saliou Dieng kooku moom mooy coordonné mouvement Karimiste yi mu gis sama taxawaay lool ci li ma ci liggéey daf may woo di ma encouragé di ma kii loolu moo ma ciy motivé comme Karim nekku fi nag man yàkkamtiwuma dara xëy na moom bés bu demee ba ñëw xam na mouvement Karim kenn ku nekk sa effort li nga def xëy na dina la woo mu waxtaan ak yow bu amooy lu mu lay dimbali mu dimbali la yow it boo ñëwee nga xool ñi la doon naajal xam nga li ma la nga jox leen li ñu kerloo comprendre nga li ma la wax waaw mais pour le moment ni wax dëgg yàlla mobilisation yu ni def moom sérieusement parler ñoom ñoo ñu koy jox bu dee mobilisation yi ñoom ñoo ñu koy jox ñoo ñuy jox t-shirt comme t-shirt yi ba ñuy dem ci place de général de Gaulle jox nañ ma sama quota t-shirt ku nekk nañ la jox lu mat 50 t-shirt fayal la sa car aller retour nga jël say militants nga yóbbu dans un premier temps loolu la woon mais léegi bu ñuy ñëwee dinañ ñu jox loo xamante ne sax dinañ ko jox suñuy kii fan lañ yemagum nii mais ñun mouvement Karimiste lu ñuy def yëpp amuñu benn moyen bu ñuy kiiwee nii waaw mais suñu leader moom xam na ñun li ñuy sonn si moom ak yooyu comme nekkul Sénégal nag ñun comprendre nañu lool xam nañ ne nekku fi waaw
kon wax dëgg yàlla man maa ngi sant maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi ñëw ba sama kër ni woo ma téléphone ñëw sama kër defal ma lii maa ngi si am sentiment de mbégte bu rëy rëy wax dëgg yàlla di gërëm askan bi may seetaan yëpp di leen wax nañ ñu jàppale ci élection yi ñu woteel liste coalition nu mu tuddati Manko Taxawu Sénégal delloo njukkal surtout maître Abdoulaye Wade comme dañ doon wax dañoo juum na ko nit ñi delloowaat njukkal ndax léegi am na 91 ans lii dong lañ ko mën a fay jox ko une forte majorité à l'Assemblée sant naa leen gërëm naa leen wasalaam vraiment merci ci kii bi quoi